إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل ما
mu utiliser dooleem su ko defee intervention bi nga xam ne li ñu ci concerné moom mooy message bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko indil. je pense que thème bi nga xam ne ñi ngi ko jël ci développement durable dañuy ñëw rek ci définition pour wax développement durable d'abord lan lay signifier. développement durable moom mooy que suuf si ay flux nit ñoo fiy jaar jamono bu ne daanaka téeméeri at yu ne buñ ko nattee génération jaar fi jëfandikoo suuf si bay ci suuf si jël ci jën yi dagg ci àll bi dëkkee dem ñeneen ñëw suñu continuer loolu xëy na te defuñu ko ci calcul teguñu ko ci calcul dinañ dem ba suuf si xëy na dina jeex ñeneen ñi fiy judd duñ mën a judd. moo tax ñu ne le développement durable c'est un développement qui permet aux générations actuelles de satisfaire à leurs besoins tout en ne compromettant pas la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. moom mooy que ne ñiy dox dund ci jamono war nañ mën a jëfandikoo suuf si dund seen dund gu yamamaay ba pare bàyyi suuf si ci état boo xam ne ñi fiy judduwaat di suñuy sët dina mën a dina mën a dund gu yemb. ñun biñ fiy ñëw kon fekk nañ suuf si xëy na mu tax permettre ñu dund ba suñ xel xaw a dal ci dund gi mais suñu yàqee suuf si jëfandikoo boo xam ne day ëpp xëy na ñi nga xam ne ñoom ñooy judduwaat suñu gannaaw bu ñu ñëwee ci ay problème rek la ñuy nekk. moo tax ñu indi concept développement durable mu nekk loo xamante ne bi dafa dañ koy def ci cadre kuréel gu mag organisation mondiale de l'environnement, organisation des Nations Unies mu am ay sommet yoo xam ne chaque année dañuy dem di xool nan la ñuy saytoo wàllu développement durable. bi nga xam ne ñëw nañ ba 2000 dañu définiroon li ñuy tuddee les objectifs du millénaire pour le développement. objectif du millénaire pour le développement mooy dugg nañ ci année 2000 ans jàll na suñu digganteeg yonent Yàlla Isa alayhi salaam ñu ne 1000 ans bii di ñëw lii mooy objectifu àdduna bi maanaam fexe ba développer àdduna bi développement boo xamante ne bii ñëpp dañ ciy bokk nga xam ne loolu banque mondiale bokk na ci ñu ko doon coordonné bi ñu ñëwee ba 2000 kon dañ ne woon objectif du millénaire pour le développement li ñu bëgg moom mooy ndóol gi ci àdduna bi ñu wàññi ko xaaj ko maanaam bu fekkonte ne bii fukki nit ndóol nañ ñu fexe ba mu nekk juróomi nit. loolu objectif la boo xam ne 2000 ba 2015 loolu la njëkkoon a déterminé Sénégal dëkk la boo xam ne en 2000 téeméer boo jël juróom benn fukk ak ñaar dañ fi nekkoon ay ndóol ñu ne woon kon bu ñu demee ba téeméer bu ne fanweer nekk fa ay ndóol 2015 rek pauvreté bi wàññeeku na. bi ñu ñëwee ba 2015 ñu gis ne Sénégalais yi téeméer boo jël lu ëpp ñeent fukk ak juróom ndóol nañ ci ba léegi kon objectif yooyu ñu fixé woon objectif la yoo xamante ne bii du ay objectif yoo xam ne réalisé nañ ko. maanaam li ñu bëggoon àgguñu ci amuñu ko ba pare ñu constaté ne préoccupation yi ñu amoon mooy fexe ba mu am nekk développement durable maanaam ñuy créer ci àdduna bi am yoo xam ne dafa dëppook suñu dund ba pare du yàqal ñi fiy ñëw ëllëg seen dundin ñu gis ne loolu aussi sooxe na sommet yi ñu defoon ci àdduna bi ci wàllum environnement di saytu ni ñuy développé woo ban yàq-yàq la am ci géej gi ban yàq-yàq la am ci jaww ji ban yàq-yàq la am ci àll yi. ñu gis ne ñi ngi dem di avancer ci avancement boo xamante ne bii day yàq environnement bi day indi ay dérèglement climatique ñu ne kon dañuy dugal à partir de 2015 les objectifs du développement durable muy ODD développement durable tey jii ci loolu la réew yëpp di yëngatu mu am problème boo xam ne moo ci am mooy problème bi nga xamante ne bii moom la ñëpp xam muy ne dañuy dem ci ay sommet depuis 1992 dem nañu Rio def fa sommet waxtaan mais jubóowuñ dem nañ Kyoto ci Japon def fa ay waxtaan mais jubóowuñ parce que bu fekkente ne bii dañuy xëccoo ci àdduna bi ku ci ne man damaa bëgg a ëppale sama morom buñ ne laa yow fexeel ba li ngay jëfandikoo ci wàllum alal li ngay créer ci wàllum alal nga wàññi ko pour que ñu mën a sàmm environnement bi da ngay bañ guerre mondiale bi am ci wàllu économie diggante Chine États-Unis Europe moom moo yàq liggéey boobu ñu doon liggéey ci wàllu woowu ba bi ñuy dem Copenhague ca Danemark en 2009 gis nañ ne résultat amul Chine mi ngi continuer di def croissance am basé ko ci lakk ay courant lakk ay carburant di gas suuf si génne carburant yi defar charbon di defar ay usines muy saxaaral dagg àll bi États-Unis aussi continuer moom it gaz de schiste ñu koy utiliser mu nekk ay produits yoo xam ne day taqal jaww ji di taqal àdduna bi ku ne continuer parce que bëggoo perte
sa poids économique sur le plan international di ñàkk ay cartes sur le plan géopolitique donc loolu moom mooy réalité bi am su ko defee mu nekk loo xam ne lu mot a bàyyi xel la ci jamono bii ñu toll nga xam ne dafa am feebar boo xam ne daf fi ñëw vraiment indil ñu vraiment tiitaange ci àdduna bi ba ñëpp ku ci ne yaa ngi tiit di ñaan pour mu bañ laa dal mais nañu def taxaw seetlu tuuti ñu xool ban xam-xam moom la àdduna bi utiliser bañ agsi ci lii ñu agsi parce que fi problème yi commencé ci àdduna muy par exemple 1789 bi nga xam ne ci la République française def révolution ñu def république booba àdduna bi sur le plan de l'environnement kenn waxul affaire développement durable am na ay yonent yu jotoon a jaar xam nga 1789 junni at la ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent bi yonent yàlla Iisaa jógee fii xam nga loolu yàgg na 1789 ak léegi boo ko calculé daanaka ci ñaari téeméeri at lay toll ak ñaar fukk ak juróom wala ñaar fukk ak fanweer ak benn donc yàggul te pourtant ba 1789 kenn nekk fi woon di wax affaire environnement affaire jaww ji mi ngi yàqu affaire kenn waxu fi woon yooyu ñu ñëw ba tey jii problème am dañu war a dellu ci bu dee jullit lañu ci ban xam-xam moom moo lal suñu dundin ba fii ñu agsi je pense que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum da ci daan faral di xuus bu baax a baax a baax sur wa tilkal ayyaamu nudaawiluha bayna an-naas au départ am na ñu fi amoon doole mooy buur yi ñu dem ba mujj gi ñu ñëw politiciens yi am fi doole ñu doxal politique jamono yi ñu génn ni économistes yi ñoo am doole ban xam-xam moo doxal àdduna ba tey gi est-ce que xam-xam bi xam-xam bu jóge ci yàlla la wala xam-xam bi xam-xam bu jóge ci ay nit la mais avertissement day am nit mooy kan yàlla mooy kan parce que yonent yi dañoo ñëw jële xam-xam ci yàlla bàyyeenu ko ñu ñëw ba 1789 dëkk bu ci mel ne France ñu nërmeel diine christianisme bi nga xam ne ay la yéwén mi ngi doon ànd ak nguur yi ñuy doxal dëkk yi ci moral di ci dugal au moins partage dugal ci au moins solidarité dugal ci xol bañ ko dugal ci seen xel di ko doxal àdduna bi baax ñu dem ba mujj gi ñu def révolution dàq buur yi toroxal leen jël église bi génne ko ci wàllu développement dëkk yi ñu ngi doxalee dëkk yi ba pare daal di indi laïcité indi république maanaam dañoo jël xam-xam yi nga xam ne xëy na yàlla moo ko yónnee ay yonent pour mu war a doxal àdduna ñu nërmeel ko remplacer ko ak xam-xam yoo xam ne ay nit ñoo ko indi te nag inna zanna laa yughni min al-haqq shay'an la conjecture mooy nit ñi xam-xam yi nii am parce que nit dafa lot te nit li ko yàlla di may ci xam-xam bariwul wa utitum min al-ilmi ila qalilan nit bariwul xam-xam bu ñu nërmeelee diine li diine daan doxal lépp ñu fexe ba créer ay système parce que système yu ñu créé tey ji islam ak diine indiwul système je pense que Serigne Cheikh aussi daf ñu daan wax lu bari islam li mu indi mooy ay principe ñu jël principe yooyu changé ko ak système système boobu dafa nekk système boo xam ne képp koo xam ne bëgg nga am wala nga jokkook àdduna bi il faut nga dugg ci système boobu moo tax da ngay dégg ay république islamique mais république islamique yi nga xam ne ñoo xaw a résister ci loolu mooy ñi gën a am problème mooy iraniens yi ak libyens yi ak yenn dëkk yi nga xam ne yu ci mel ne xaw a turquie un peu nga xam ne dañuy bañ ne ñoom du ñu nangu ñuy jël seen république islamique bi li nga xam ne ñu koy doxal basé ko ci alquran ñu koy remplacer ak leneen di ci xeex mais teewul dañu am ay difficultés yu rëy sur le plan économique parce que ñi ngi leen di koñe boo xoolee dëkk bu mel ne Iran embargo yi bari na fa dëkk bu mel ne Yémen tey jii tas nañ ko donc buur yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi nga xam ne ñooy doxal loolu buur yooyu yëpp dañoo jàpp ne ay buur la ñoo xam ne dañoo bokk ci ay loge wala ñu bokk ci système bi ba fii ci Afrique dañuy tuumal nguur yëpp ne dañoo dugg ci système boobu ku ci bëgg a falu da ngay dem ànd ak ñooñu mais ñooñu bañ xam-xam lañ yor ñaari kuréel ñaari courant ñooy affronté wu foofu le courant de l'adoration mooy ñi nga xam ne dañoo gëm ne yàlla moo yor xam-xam bi wér dañoo war a jokkoog yàlla jaamu yàlla
seen conscience am puissance buy tax ñu mën a taxawee ci àdduna taxawu dëgër laay am ñu gëm ne seen xam-xamu bopp mooy doxal àdduna ñoom ñooy tabax seen am àdduna bopp tudde la voie initiatique donc ñaari voies yooyu nekk di xeex ci àdduna bi mais comme que nit ñi dañ leen a corrompre posséder leen parce que dama doon waxtaan ak benn waay ndeysaan damay teer turam mu ne ma mu may fàttali ne ma même au Sénégal ak yeneen dëkk yépp bi ñu bëggee ñëw ba posséder dundinu nitu yàlla yi dañoo jël ay alal yu bon jox leen ko ñu lekk ko mu fàttali ma yonentu yàlla Moussa kañ la yàlla wax ak moom li mu nekk kër Firawna yépp yaramam di taq ci xëy na li ko Iblis li ko Firawna daan dundale yàlla dafa mujj dem génnee ko foofa reyloo ko nit mu génn dëkk ba dem di set ba set wicc ci loolu yàlla wan ko safara wane ko nag maa ngi nii parce que yàlla ku set lay waxal donc ñi nga xam ne ñoo bëgg a promouvoir le capitalisme salteel àdduna xam na ni ñu koy defee dañuy fexe ba boole ci ñoo xamante ne bii mënoo ko foog ñu posséder leen su ko defee conscience yi du am doole buy mën a absorber li nga xam ne yàlla moom la ñu bàyyeel loolu lu mat a am solo la xëy na lu xaw a compliqué la lu xóot la mais li ñu war a xam foofu moom mooy ñi nga xam ne jël nañ alal jiital ko nga xam ne mën nañ corrompre ñépp ñoom ñoo ñëw tey jii jiite àdduna bi ak seen xam-xam su ko defee laïcité di dox ci dëkk yi yàlla amatu fi yonent yàlla Muhammad amatu fi su ko defee moom mooy li Confucius waxoon ne réfléchir sans apprendre sans réfléchir est vain mais réfléchir sans apprendre est dangereux parce que xelu nit ñi bu fekkente ne bi xel la yoo xam ne matuñu xel la yoo xam ne xam-xam bi ñu am matul parce que nit dafa lot te ci conjecture lay dëkk bu fekkente ne bi xam-xamu nit ñi comme mooy doxal àdduna comme moom àdduna mi ngi nekk ci danger te tey jii nërmeel nañ diine yépp créer laïcité lii doxal àdduna mooy lan ay xam-xamu Karl Marx ay nit ay François Quesnay ay nit ay xam-xamu Trotsky ay xam-xamu Lénine ay xam-xamu Staline ay xam-xamu social démocratie yoo xam ne ay nit yu ko tabax ay socialisme yooyu mooy xam-xam yi nga xam ne moom lañ remplacer li nga xam ne moom lañu yàlla joxoon comme source d'inspiration te yàlla fi mu tegoon loolu rek moom mooy yàlla du moroomu kenn parce que nit am na ñuy wooye les alchimistes xëy na ñoom ñoo mooy gën a mën a expliquer loolu nit il faut que mu am ci lu mu basé wu pour mën a créer moo tax Serigne Cheikh daan wax naan l'homme est un bricoleur Allah est un créateur parce que nit day bricoler ci lu mu gis suuf mu dem bay gis géej mu dem jël fa jën mais yàlla création la charqiyin wala garbiyin yàlla am soxlawul combustible kooku bu fekkante ne bi yónni na ay yonent ci xam-xamam ba mat ba bu màgg ba yónni ay am xam-xam ay téere jox leen ko ni basé wu leen fii pour ngeen doxal seen àdduna ñu jël xam-xam yooyu tore ko ak yeneen xam-xam je pense que war nañ mën a comprendre pourquoi àdduna bi ñu indi ko ba mu toll fii mu toll nii. je pense que loolu aussi lu am solo la parce que xam-xam yi doxal àdduna bi yëpp amul base spirituelle lépp ay xam-xam la yoo xam ne si conjecture lañ ko tabaxee. je pense que donc même Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daf ne communisme idéologie bu rafet la boo ko xoolee nii waaye buñ ko boofalewul ak charia du dem parce que yàlla loo ko génnee rek mu bàyyee la te du sotti moo tax communisme nërmelu na tey jii ñi ngi wax capitalisme bi mais tey ñi aaye du capitaliste yi ñi tiital nit ñi tey jii ay terroriste lañ parce que day nërmelu terroristes yi ñoom ñoo ñëw injustement commencé lëmbe àdduna bi comme ni ko Serigne Cheikh di faral di yàngale ci wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naas kon mu wane ne rek xam-xam buñ fi mën a tëral ci àdduna te basé wuñ ko ci li nga xam ne intervention bi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi je pense que xam-xam la boo xamante ne bii xam-xam la boo xam ne du mën a doxal àdduna je pense que également religion wu xaalis mooy religion bi nga xam ne moom mooy doxal àdduna te système la boo xamante ne bi système bu dëgër la je pense que daaw jéeg dégg naa Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy
mu ciy wax coalition bi nga xam ne moo am ci diggante mulkiye bi maanaam ñi yor nguur yi milkiye bi ñi yor économie bi ak malakutiye bi ñi yor diini ci xam nga boo xoolee dëkk boo dem coalition boobu moo fa am soit mu nekk coalition boo xam ne day jur lu xaw a tane soit mu nekk coalition boo xam ne day jur lu mel ni lu nekk suñu réew yi nga xam ne depuis 1960 ñu indépendant ba léegi bu ñu reculé wul moom avancé wuñu te lu ñu ko indil moom mooy amuñu xam-xam bu ñu yóbbu ci kanam xam-xam bi fi am rek moom mooy système parce que système da lay yóbbu ci ñu dem ba mujj gi àdduna bi lekk ci ay loxoy nit 2019 bi gis nañ ne ñaari junniy nit ak téeméer ak juróom fukk ak ñett chiffre yooyu boo mën nga ko vérifier 2153 personnes ñaari junniy nit ak téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo ëppale alal 60% de la population mondiale maanaam lu mat ñeenti milliards yi nit ci àdduna am na ñaari junniy nit ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne 2153 personnes boo xam bu ñu dajalee seen alal ñoo ëpp alal 4 milliards de personnes ci àdduna bi loolu système moo ko indi. am na aussi ay chiffres yu ne 1% population àdduna bi maanaam boo jëlee àdduna bi téeméer bu ne nga jël ci benn te 1% population àdduna bi ñoom ñoo détenir plus que 90% de la population maanaam boo jëloon àdduna bi plus de 6,5 milliards nit li 1% wu nit am moo ëpp li 6,5 milliards yooyu am ci alal je pense que tey jii système boobu ci lim basé wu moom mooy wut alal ak noo ko mënta amee nag wut alal tegoo ko ci dëgg wut alal teg ko ci excès li Serigne Cheikh naan bëgg a rey am xar dama koy misaal rek jël kano xam nga xar moom mën nga jël paaka rek rendi ko waaye boo jëlee kano yàq nga parce que dynamite bi nga ciy def ak yooyu yëpp yàq la donc nit dafa war a yam ci vraiment li mu war a yam moo tax tey jii boo xoolee àdduna bi lan moo fi am moom mooy wut alal sur le plan géopolitique Chine États-Unis France Angleterre kat moo fi ëpp doole ñu ne ci koom-koom lañ koy basé ku ci ne nag daan ne man du ma xam fam lay yem la fin justifie les moyens ñépp nu ma mënta def même rey ay nit guerre parce que nit ñi xamuñu ne guerre koom-koom la même bu dee damay guerre yi pour ma am doole ji tax àdduna bi ma ne maa fi ëpp doole dama koy def xam nga loolu mbiri iblis la te pourtant àdduna bi noonu lay doxee alal rek la ñuy dox dinaa dem dagg garab gi par force parce que dama ciy wut alal ju ma dajale ne man maa moom alal ji soit dagg naa garab gi am na ñu ko jëfandikoo ma jaay ko soit amul ñu ko jëfandikoo ma sànni mais man li ma ci soxla laa soxla dem naa ci géej gi jël naa ay thon def ko ci ay boîte ma jaay mën a récupérer li ma ci mën a récupérer le maximum possible la ci des ma tuuri ko pourquoi du ma ne géej gi damay dem jël li nga xam ne moom laa soxla bàyyi fa leneen li pour ñeneen ñi ñëwaat mu nekk développement durable mais tey jii la fin justifie les moyens népp nu mën a def pour am dama koy def pour am même bu dee dama jël ay engrais ak ay pesticides yu salté te pesticides yooyu Sénégal war nañ ci wax parce que yu ci bëri France lay jógee di ñëw ci réew mi ñu koy def ci li ñuy lekk soble yi ñuy lekk yu ci bëri bu duggee suñu biir li ñu fay def duñ ko xam mais nuñ ko mën a multiplier mu bari rek ñu jox ko nit ñi ñu lekk ko rek ñoom seen yoon newu ci nañ récupérer xaalis yàq suuf si taqa je pense que loolu lu mat a bàyyi xel la waaw parce que yàlla ci alxuraan dafa wax artu inna kulli shay'in xalaqnaahu bi xadarin xam nga dogal wolof danaan dogal xam nga danaan xadarun ñu ne dogal da ngay nangu dogalu yàlla mais nit ñi seetu wuñ moo dogal c'est mesure dogal ma fii tubéy dogal ma fii tool dogal ma fii suuf mais dogal mesure la yàlla bu ne xadarun rek mesure la lépp loo gis dafa am fu muy yem te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay faral di wax ne képp koo xam ne économiste nga bëgg a jàng économie ndar képp ko maîtriser ko bu dee da nga ko bëgg a basé ci islam rek na nga visiter ñeenti personnes yi ki ci njëkk moom mooy yonent yàlla Yuusuf parce que yonent yàlla Yuusuf moom moo ñu jàngal le principe de précaution xam nga tey jii ñu ngi wax ci environnement sax principe de précaution nañu jël suñu précaution ba déwén du ñu xiif waaye du ñu manqué le du ñu xiif wala du ñu manqué le mais ñu sàmm
environnement bi ñu sàmm jaww ji sàmm géej gi sàmm forêt yi ñu ne kon nañu fexe ba dund goo xam ne du ñu manqué waaye du ñu néewle principe de précaution xam nga loolu kenn doxalu ko mais dañ koy wax di ko théoriser mais yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam doxaloon na ko parce que bi ñu xamee ne dañuy dugg ci juróom-ñaari année yoo xam ne naataange lay doon toftal ci juróom-ñaari at yoo xam ne bekkoor lay doon dafa ñëw créer le principe de précaution maanaam mu introduire un instrument qu'on appelle l'impôt prépayé maanaam ki nga xam ne denc na alal joo xam ne soxlawu ko ëpp na ci moom c'est un raisonnement boobu ki nga xam ne denc na alal ji ko ëpp ñu ne ko est-ce que mën na fay impôt ba fii ak 2 ans wala 3 ans wala 4 ans wala même 7 ans bu mënee fay impôt ñu baal ko bu 7 ans yooyu ñëwee na ko fay mu dajale alal yooyu fu mu produire benn mu produire ñaar wala ñett ñu denc mooy principe de précaution bi ñu demee ba 7 années bekkoor yi di commencé daanaka am na réew yoo xam ne sax ba ñu xiifee frère yi ba ñu xiifee seen réew dañoo ñëw ba Égypte mu jox leen lu ñu lekk parce que kooku yonente la xëy na niveau de conscience am dépassé woon na sax Misra gi mu nekk kooku moo ñu jàngal le principe de précaution en économie. boo ñëwee aussi ci yonente Yàlla Iisaa bi mu ñëwee moom moo njëkk a initié yonente Yàlla Muhammad ñëw mottali ko l'assistance aux faibles xam nga tey jii Sénégal ñi ngi naan bourse de sécurité familiale di wax yu bari l'assistance aux faibles aussi le bien matériel bi nga am nii yonente Yàlla Iisaa dala daan jàngal nan la nekkee instrument pour dem ci yàlla ordinateur lu mu mënta doon ci àdduna benn utilisation la am mooy utilisation boo xam ne da nga ko koy def pour dem ci yàlla moom mu daan jàngal loolu donc le bien matériel comme support d'adoration de Dieu keneen ki ci topp moom mooy nag ndey mbill ji yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu ñëwee équilibre et mesure la indi muy le fondement de l'existence équilibre yamale mesure natt moo tax boo xoolee ci piliers yi mu taxaw moom mooy wal asr par le temps innal insana la fi xusr loolu mooy problème bi mooy bu ñuy dox ci temps rek nit moom du nekk lu dul ci njuumte parce que nit matul yàlla daf ne dama créer nit ci faiblesse nit dama ko créer ci faiblesse ak ci instabilité innal insana xuliqa haluwan nit dama ko créer ci faiblesse ci instabilité kon il faut mu am intervention wal asr comme que nit moom dafa fàtte dafa lompoñ innal insaan la fi xusri mooy que nit moom mënut a nekk lu ci njuumte waaye nag il faut mu am intervention mooy yonent yàlla Muhammad mooy ñëw indi illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabri muy les piliers yi nga xam ne ci le islam bi iman bi ak ihsan bi di tëdd mu mën a jur équilibre ak mesure je pense que loolu aussi lu ñu war a mën a xuus loolu pour mu mën a jural ñu xam développement durable sax lan lay signifier parce que am na beneen raisonnement boo xam ne mën nañ ko ci toftal moom mooy que lu tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon commerçant pourquoi moom li mu doon liggéey bu weesoo càmm gi mu daan def commerçant la parce que commerce mooy synonyme moo économie synonyme am dëgg mooy moo commerce tey jii économie si ñoo am doole ci fin àdduna bi pourquoi yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom lañu yónni mu jig jamono pour mun tëj yàlla indil ko instruments yi gën ci instrument parce que kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi dama ko mës a firi kër soxna asusi Xalifa Sarr di doom ci tànta Xari Sarr di ci soxna asu si radiyallahu taala anha ne ma muniru ma ne ko mu ne ma xamaloo la la signifié ma ne ko mu ne ma kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi mooy doonoon ngeen doon communauté bi gën doonoon ngeen ko doon mooy kon am ngeen jumtukaay yi mais boo ngeen ko jëfandikoo du ngeen ko def xam nga àdduna bi tey jii li ñu islam may lépp amuñu fulla juy tax ñu jëfandikoo ko ba nekk xeet bi gën ba am na ñoo xam ne dañu ci ñaawal sax duñu jéem a tenser duñu jéem a ridiculiser quoi parce que jumtukaay yi yor nañ utiliser gul donc buñ ko kuntum xayra ummatin foofu yàlla dafa def conjugaison la def mu ne ma conjugaison la def doon ngeen doon xeet bi gën ci xeet yi bi may génnee ci nit ñi parce que booba alxuraan ak sunna moo tax buñ ko jëfandikoo mais tant que jëfandikoo ñuy bokk ci système yi
Serigne Cheikh de jëloon ay responsabilités ne suñuy doom rek ñoo nekk ci système bi il faut ñu wut solution je pense que solution boobu aussi il faut que ñu dikkat ci parce que lu tax yonent yàlla Muhammad nekkoon commerçant nekkoon ci wàllu koom moom mooy que ni il fallait que mu jàngal nit ñi ci mujjug jamono nan la ñuy doxalee commerce. C'est très symbolique que le dernier des prophètes xaatimul nabiina wa imaam mursalina nekk commerçant loolu dafa nekk loo xamante ne bii lu mat a lu mat a bàyyi xel la ndaxte faiblesse yi nga xam ne moom la nit am ba tax mu war a xool une connaissance suprême bu jóge ci yàlla yonent indil ko wala keneen mais loolu nit ku ne xam nga loolu. Parce que même ñi nga xam ne dañuy def la gnose wala nga ne la gnose di réfléchir mais ñoom ci seen bopp bu fekk bi ñu indee seeni xam-xam indi laïcité indi république nga xam ne suñu dëkk yi amul benn dëkk bu seen constitution commencé bismillahi rahmaani rahim xam nga loolu mënutut a baax loolu mënatut a jëm fenn benn constitution commencé wu bismillahi rahmaani rahim te yàlla moom àddunaam te nit ñi xam seeni faiblesse parce que tey jii ku xool njàqare yi nekk ci àdduna bi ci benn virus di nga xam ne yàlla du moroomu kenn pourtant nit ñi xam nañ ne dañoo lompoñ te yàlla aatu na leen parce que boo xoolee alquran yàlla da ciy wax ay yu bëri ci nit innal insana li rabbihi lakanuudun ñu waat ne innal insana xuliqa haluwan iza masahu sharru jazuwan wa iza masahu xayru manuwan ñëw ne wa yad'u al insana bi sharri du'aahu bil xayri wa kaana insana ajulan ne nit dafa yàkkamti day woolu bon di woolu baax parce que dalul wa tawaasaw bis sabri wa tawaasaw bis sabri donc je pense que nit dafa war a xam ne kon respecter équilibre yi nekk ci kaw suuf mooy jàmmam parce que ça soit spirituellement ou matériellement lu nit def rek dina feeñ ci moom man lu ma def rek dina feeñ ci man lu keneen def dina feeñ ci moom parce que c'est un équilibre préétabli le passé n'est pas intéressant parce que le passé ne sert qu'à étudier ce qui est important c'est la vie future wala al axiratu xayrun wa abqa wala al axiratu xayrun wa abqa wala al axiratu xayrun laka min al uulaa parce que yàlla li mu focalisé wu moom mooy la vie dernière la vie éternelle pas le passé na donc il faut que nit ñi xam ne seen àdduna li ko war a structurer moom mooy respecter équilibre sinon lu ci ne seen conséquence ñoom ñoo koy subir moo tax yàlla day artu wa man nakasa fa innamaa yankusu ala nafsi képp koo xam ne profané nga sa ruux tamit sa ruux bu yaa ko profané sa bopp laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat ruux bu ne la mu def moo ko xam donc moo ci désavantage wala avantage ñëwaat ne xadab laha man dakkaaha wa xadd xaa man dassaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha xadab laha man dakkaaha wa xadd xaa man dassaha waaw yàlla ñëwaat ci alxuraan aussi ci wàllu suñu dund ci kaw suuf mu ne wanfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati waxsinu inna allaha yuhibbul muhsinin waxsinu wa tawaasaw bil xaq wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bis sabr donc lépp yàlla da koy indiwaat ci njuumte bi nga xam ne nit da ciy dugg ci temps bu fekkente ne bi dañ ko bàyyeeg boppam amul intervention ci wàllum repère yu koy delloo ci yàlla mu xam nan la war a taxawee te lu ciy am rek conséquence bi moom moo koy subir parce que bi nga xamante ne bii nit ñëw na bëgg a def système am parce que il faut que nit ñi xam ne aussi ñi promouvoir économie mondiale bi ni muy doxee nii ñi promouvoir àdduna bi ni muy doxee nii ñoom nëbbuñu li ñuy def mais dañ ciy boole ñoo xamante ne bii dañ leen a nax parce que Rothschild bi nga xam ne moom banque yi ci àdduna bi yëpp bi mu ñëwee ba 1969 dans les années 60 mu bëgg attaquer Palestine daf na j'ai suffisamment d'argent et de pouvoir pour me passer de l'aide de Dieu pour avoir Israël nee na yor naa pouvoir yor naa xaalis mënatuma xaar yàlla pour am Israël donc naa dem attaquer ji mu dem attaquer ji ñoom li ñuy def xam nañ ko te yàlla nag
da nga koy choisir wala nga choisir leneen amul voie intermédiaire inna hadaynaahu sabilan imma shakiran wa imma kafuran munoo am voie intermédiaire yàlla da ngay xuus ci destination mu yóbbu la fa nga ca war a dem nga xuus ci destination bi mu yóbbu la fa nga ca war a dem fu kawe boo bëgg rek mu hadaynaa mu dimbali la ci kon loolu aussi lu vraiment mat a bàyyi xel la parce que dafa nekk loo xam ne dinaa ci ñëwaat xëy na bu mu amee temps bi buñ ko xoolee tey jii ci sunu bopp mooy que ne dafa am alquran ci suratul araf aaya bu am solo ak ci yeneen suuraat yu ci mel ne suuratu Ibrahim Maïda ay aaya yu am solo yoo xam ne daf ñuy guider ñun ñi nga xam ne ay économistes lañ daf ñuy guider parce que au départ dañ ne woon environnement bi de loo ko def mu baaxaat boo daggee garab dina saxaat boo yàqee géej gi dina setaat ñu ne environnement bi dafa am capacité d'auto régénérescence dafa am capacité boo xam ne day defaraat boppam mu am ñaari courant en économie yuy affronté wu ci loolu muy am le courant des orthodoxes mooy ñi nga xam ne économie bi ni muy doxee nii ñoom ñoo koy promouvoir maanaam le capitalisme la création des richesses l'accumulation du capital di dajale rek mu am ñoo xamante ni dañoo gëm ne dañoo war a xam ne environnement bi am na fu mu yem moom la ñuy wooyee les économistes hétérodoxes ñooñu dañoo gëm ne environnement bi il faut ñu sàmm ko pourquoi ñu war ko sàmm moom mooy que ne li nit ñi yaakaar ne environnement bi bien illimité la l'environnement est un bien limité mais l'environnement est un bien limité yàlla moo ko wax wa in min shay'in illa indana xazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi xadari maalumin une mesure déterminée lu nekk ci environnement muy ci ñun muy ci keneen kullu man alayha fan suuf lu fi nekk rek dafa am limite dafa am àpp moo tax dafa am solo te yàlla artu na ba doyal yàlla artu na lu baree bari parce que nit ñi xëy na damay lire Cheikh Mouhamed Rabanal Albouti mu bind ci Yonent Yàlla Muhammad mu ne nit ñi mënuñoo gis conséquence li ñuy def ci seeni sët parce que duñ dund weesu téeméeri at wala bu ko weesoo it xamatuñ dara pour mën a réaliser mais ku fi def dara rek topp na say sët wala mu topp ñeneen ñi man mës naa discuter ak benn homme d'église à Lyon bi ma nekkee étudiant mu fekk ma station bi ma nekk di liggéey weekend bi par dimanche dafa daan ñëw jógee église di raxas oto mu waaj ma ñu waxtaan mu wan ma fu ma dëkk ma wax ko mu ne ma fexe leen ba ngeen dellu ci seen réew yi ngeen dimbali seen bopp ma ne ko mu ne ma waaw mu ne ma gis nga fii mu ne ma yaakaar naa ne man de fay nañ li ñu defoon pour esclavage maanaam esclavage ñin rey ci géej yi di leen yóbbu di leen liggéeyloo teguñu ko fenn dem nañ ba am ñaari guerre mondiale yoo xam ne la ñu reyan ci ay jaam xam naa rey nañ lu ko ëpp ci ñun kon fay nañ ko mu ne li ñu fayagul nag mooy li xew ci jamono yi mooy l'exploitation impérialiste capitaliste ku mën sa moroom daan dem ci dëkk africain yi dagg seen garab yi dagg seen réew yi toroxal leen xiifal leen jël seen nguur yi piéger leen bi ñu ñëwee ba indépendance suñu réew yi xam nga ki nga xam ne day ñëw ci sa réew di dagg garab di yóbbu te du ko fay parce que moo la coloniser defar ay raayam di yóbbu dëkkam di jël phosphate di yóbbu te du ko fay di jël fer di yóbbu uranium di yóbbu jël or yóbbu jël gaz yóbbu tibb lu ko neex sa biir réew parce que moo la coloniser boo xëyee benn jour nga ñëw ne ko dama indépendant léegi nag li nga fi daan jël dama la koy jaay xam nga ki daan jaay mburu te du jënd farine xam nga nu ko neex lay jaayee mburu mi bu ko neexee jaayee ko dërëm mais bu dee farine da nga koy jënd rek il faut que mburu mi xaw a seer mais ki daan jël sa réew loo xam ne daka daan am te du ko fay ba pare da daan liggéeyloo sax asservir la ngay liggéey par force te doo la fay bu mat mu xëy benn jour nga ne ko loolu boo ko dee jël si da nga koy fay dina ko xaw a tiital te dina wut pexe pour ko demee noonu moo waral bi ñu ñëwee ba indépendance am ñépp ñi nga xam ne nangu woon nañ système boobu am bàyyi nañ leen fi ñu nekk ay président
ku ci mel ne Senghor nangu woon na loolu ñu bàyyi ko fi Mamadou Dia mi doon jéem a bañ ñu fexe nañ ko éliminer ku ci mel ne Lumumba dafa bañoon ñu rendi ko rey ko lakk ko disparaître ku ci mel ne Barthélemy Boganda au niveau de Centrafrique ñu éliminer ko Tombal Mbaye au niveau du Tchad ñu éliminer Amilcar Cabral ñu éliminer maanaam ñi doon bañ ñëpp système boobu continuer nañu dañoo bëgg suñu indépendance dañ leen a éliminer bàyyi fi ñi nga xam ne ñooy nangu impérialisme bi di am capitalisme ñoom ñuy jël liñ bëgg di dem ñun suñu xiif seen yoon newu ci boo xoolee Amilcar Cabral Thomas Sankara ñoo ñëpp ci loolu lañ disparaître ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di jéem a siggil der bu ñuul ci wàllu xam-xam sax ñu noppiloo leen ku ci mel ne Cheikh Anta Diop système yooyu moo continuer ba tey jii ñoom ñëpp xam nañ ne prise de conscience mi ngi am ci pays africains yi ci loolu que ne ñun ñi nga xam ne donc lu ñu war a liggéey ak tubaab muy chinois muy keneen dafa war a nekk lu jub lu ñuy amal njëriñ sinon yi ñuy dugg nii yëpp du ñu jural dara moo tax homme d'église boobu ne ma li ñu fayagul daal mooy li ñu def Afrique lu mujj te li ñu def Afrique lu mujj gi moo gën a bon parce que dafa rey ay nit créer ay famine coup d'état ay nit rey ay président sacrifier leen ay kilifa ñu toroxal leen ay kilifa yu nekk seen réew ñu tëj leen ay prison ku ci benn la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum il a payé 2 fois de prison pourquoi parce que bëgguñu ko wax dëgg ku dégg dëgg jël yet comme ni mu ko daan waxee jéem a dóore dëgg googu nag lañ fakk ci kaw suuf moo tax problème yi génn gis nga actuellement nii dafa am benn aaya boo xam ne dama koy faral saar boo xam ne dafa ma intéressé pourquoi parce que tey jii nit ñi li ñu yeyoo kenn joxu leen ko li nit ñi yeyoo kenn joxu leen ko te ñi ngi def corruption ci kaw suuf si te vraiment ku ci ne yaa ngi jëm a wuruj xam nga Sénégal tey jii même bu ñuy séddale ay ceeb sax da ngay dégg ñuy wax yoo xamante ne bii doo ci tumaal kenn nag waaye da ngay ne est-ce que ñi ay nit lañu te pourtant ñun dañ ne ay jullit lañ di diir alxuraan chaque jour alxuraan ñëw ci aaya ci suratul araf wa awful kayla wal mizan fa awful kayla wal mizan wala tabaxasu naasa asyaahum wala tufsidu fil ard ba'da islaahiha yonent yàlla Muhammad ñëw taxawee noonu ci kaw suuf comme un Coran ambulant doxe noonu mu nekk sunna ñu bind ko teg ay jullit mën a ñëw taxaw am yenn taxawaay yi mooy nag am na ñoo xam ne système bi piégé na leen parce que gis nga système d'accumulation de capital bi am ci àdduna bi maanaam li ñuy yàq jaww ji développement durable ni ñu ko piétiner xalaatuñ kenn ku ñëw ëllëg parce que dafa am benn théorie bu nekk ci suuf boo xam ne xëy na dana laaj yeneen conférence moom mooy ay nouvel ordre mondial ak ay yi gars yi bëgg a créer pour di xeex ak kullu man alayha fan bi di jéem a wàññi nit ñi pour mu yàggaat tuuti parce que ñoom àdduna rek lañ am seen ruux yi la ma sami'u dhikr mënuñoo comprendre l'existence des mondes parallèles donc monde bi il faut que mu yàgg ci ñoom mais loolu ay conférence yu bëri lay laaj mais système d'accumulation capital bi am ci àdduna bi du nit moo ko sant nit ñi ay Lucifer ay Iblis mais du nit moo ko sant nit ñi parce que nit mënut a doxale noonu de toute façon yàlla nee na alladi jamaa maalan wa addadahu yaxsibu anna maalahu axladahu kallaa la yumbazana fi lxutama xutama mooy safara yi àdduna gis nga alal yi ñu dajale nii ci àdduna bi safara rek la ñuy jural coronavirus ci la bokk problème rek la ñuy jural tey jii ku ne yaa ngi toog sa kër jaaxle naan lii kañ lay jeex pourquoi parce que àdduna bi ay at a ngi nii ñu fi produire lu ëpp ñu fi produire juróom-ñett fukki junniy milliards ci dollars ba juróom-ñeent fukki junniy milliards ci dollars at mu jot boo jëlee juróom-ñett fukki junniy milliards dollars yooyu wala juróom-ñeent fukki junniy milliards dollars yooyu liñ ci lekk weesuwul 60 000 milliards maanaam juróom-benn fukki junni maanaam at mu jot ñaar fukki junniy milliards ak juróom ci dollars dinañ ko denc ci ay poches yoo xam ne soxla wuñ ko ma ne leen 25 000 milliards de dollars buñ ci jëloon nag ak asaka 25 pour 1000 625 milliards lay doon 625 milliards at mu jot ëpp na pour que ñu dundal àdduna bi yépp parce que yàlla nag il a nourri son monde wa ma min dabbatin fil ard illa ala llahi rizquha yàlla doxal na ko parce que àdduna bi ñu ngi fii yàlla may na nit ñi xam-xam ak man-man bu ñuy produire lu ëpp li ñuy dundee te yàlla terewul ko ama yàlla 25 pour 1000 la laaj la ca des bu la neex dajaleen boo ko defee rek nga kitoo ak moom donc bu ñu génnewoon asaka rek 625 milliards de dollars la
mais 625 milliards de dollars ëpp na selon la FAO parce que FAO nee na moom bu ñu ko joxoon lu ëpp téeméeri milliards de dollars rek lu ko mat rek xëy na dina régler problème àdduna bi yëpp téeméer waxuma juróom benn téeméer de téeméer te FAO mois de décembre bi passé budget bi mu voté 2,6 milliards de dollars la maanaam ñaari milliards de dollars yu toftal tuuti ak genn wàll lañ leen jox ci ay ndimbal mooy FAO Fonds agriculture organisation sur le plan international mooy ñuy saytu wàllu pauvreté ak wàllu xiif ci àdduna ñoom nee na bu ñu amoon lu mat 100 milliards de dollars rek xëy na wala lu ëpp 100 milliards de dollars doy na te dama ne 25 000 milliards de dollars yi maanaam juróom ñaar junni milliards de dollars yi des ci àdduna bi buñ ci defoon asaka rek dinañ mën a financer pauvreté bi yëpp jeex ci àdduna mais boo xoolee tey jii loolu amul FAO mi ngi ko ni di am ay problème donc je pense que li nga xamante ne bii moom moo xew moom mooy que ne àdduna bi tamit li ñuy produire soxlawuñ ko dañ ne boo demee États-Unis li ñuy tur ci ay ñam at mu jot mën nañ ñeent fukki millions ci ay tonnes 40 millions de tonnes de nourriture chaque année dañ koy sànni États-Unis ndax soxlawuñ ko boo demee ba Asie dañuy sànni ay ñam lu mat 30 millions de tonnes Europe lu mat 50 millions de tonnes dañ koy sànni nga dem Amérique du Nord dem adduna bi li ñuy sànni ci lekk at mu jot ëpp na peut-être téeméeri millions ak juróom fukk ci ay tonnes te pourtant programme alimentaire mondial lu yées loolu fukki yoon lañ soxla pour que xiif du amati moo tax excès yi ak ëppal gi ci àdduna bi te yàlla ne la lu ne dama koo calculer mesurer ko mu am fu mu yem yow nga profaner loolu jéggi ko def la neex mais moo waral ñu xëy bi benn jour rek jaww ji créer benn virus parce que yàlla nag daf ñoo wax ne ñun mënuñoo xam la mu doon yàlla nee na nature bi doy na leen yàlla inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wa nahaari la ayatin li ulil baab man de lii bu ma ko xool rek doy na ma yàlla man du ma jéem a dem au delà dinaa mën a xam yàlla ci li may xool donc nature bi yàlla la lu nature bi def dañoo war a xam ne yàlla moo ko def tey jii bu benn virus ñëwee tere nit ñi voyager avion yi dawatuñ jaww ji di noyyi fecc amatul football amatul am na ñag ñu dëgër bopp ñuy fecc ka tëgg mais ku ci comprendre xam li yàlla bëgg a wax ci jaww ji di nga xam ne fecc warutut a am football warutut a am yenn kii yi nga xam ne yonent yàlla Muhammad daf ko tere woon warutut a am je pense que loolu lu am solo la lu nit ñi war a bàyyi xel jaww ji daf ne mère nature va respirer créer naa leen benn virus yàgg ngeen a jël alal joo xam ne soxlawu leen ko ngeen denc ko génnee leen ko ngir yàlla ngir man génnee leen ko ngir man nature tey jii boo xoolee jaww ji kii mala yi ñi ngi xawaare ñi ngi noyyi am na yeneen ñuy judduwaat donc loolu lu baax ci suuf si la nit ñi li ñu tegoon suuf si moo mënta wéy suuf si réagir mi ngi mel ne sa yaram rek nature bi moom loo ko teg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nee na bu nit ñi doxalul dëgg nature bi doxal dëgg mooy bi muy expliquer cyclone yi nga xam ne dañuy départ ci océan Atlantique bi dem États-Unis yàq fa lu doy na la ñuy yàq réewu jàmbur tey jii lu France ñëwoon France Sénégal exploité ko fi dem Côte d'Ivoire exploité ko fi ñëw Afrique exploité leen ko rek ñu ngi koy génneewaat ci lu leen neexul France rek génnee na 110 milliards d'euros pour faire face au coronavirus ak conséquence am loolu ëpp na li ñu jëlal fii ci at yu weesu nii donc ku ci ne li nga jël boo ko moomul di nga ko goqi parce que nature bi moo mel noonu tey jii sa yaram sa nature sax boo ko tëfoon lu attanul suukar su mu attanul rek day dem mujj gi mu ne la xaaral maa ko rek la sama bopp créer la diabète nga commencé ne mu naan la bu ëppee mu ne la demal nga wàññi ko naanal insuline bu yéesee mu ne demal nga lekk suukar indi la problème boo ko tegee cholestérol bu bëri mu indil la ay problème cardiovasculaire boo ko tegee xorom su bëri mu indil la problème hypertension yenn saa yi bu ëppee mu ne la demal nga lekk nga wàññi xorom bi bu guddee bul lekkati xorom di ko régleel boppam en direct parce que nature la suuf si aussi noonu la mel je pense que tey jii coronavirus bi war nañu xalaat loo ci loolu lépp ñu xam ne nature bi moo ñuy wax ñu comme que dañoo dëgëroon bopp xam-xam yi ñu yàlla bàyyeel ñu bàyyi ko fële jël suñuy xam-xamu bopp ay Karl Marx ak ay François Quesnay ay Milton Friedman Margaret Thatcher c'est pas ay prix Nobel nangam système économique boo xamante ne bii ñi ko promouvoir xam nañ ne li muy servir moom mooy dajale alal joo xam ne rek nit ñi soxlawuñ ko parce que économie ni muy doxalee ñun économistes yi boo xoolee système économique même ni ñuy promouvoir au niveau des universités benn système pensé la boo xam ne boo ci bokkul doo am promotion ay nit ñu kenn xamul ñooy ñëw di def yooyu te xamuñu ne yooyu ay conséquences lay indiwaat ci ñoom ak seeni njaboot xamuñu ko mais ñoom ñooy ñëw di promouvoir loolu
ku ci mel ne Samir Amin nga xam ne moom jaarul wàllu woowu duñ ko jox promotion ku ci mel ne Amadou Ali Dieng nem si yàlla si yàlla na yàlla yërëm leen ñoo ñëpp bi ñu nekkee Sénégal ak professeur Matar Diouf ñoo ñëpp dana xeexoon parce que ñoom bëggu ñoo jaar ci yoonu économie boobu dafa am ñoom benn fibre spirituelle bu nekkoon ci ñoom boo xam ne bëgguñu woon jaar foofu te tey jii ña jaaralee foofu économie gis nañ échec yi ñu am donc il faut que ñëpp dellu ci yàlla ñu xam ne dañoo échoué ñu mën a xam ne kon nature bi daf ñoo sant ñu delluwaat ci yàlla ñu jéem a xool nan la ñuy fexee ba vraiment soigner suñuy comportement je pense que fi may jeexale rek mooy interpellation parce que dama fi déggoon Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy mu def ay interpellation au prophète ya rasulallah woo na ko ci ay woo yu bari xëy na pour ñu dellu si ci dafay gudd waaye interpellation bi moom mooy je pense que moom nit la koo xam ne mën na wax parce que am na ñoo xam ne xëy na bu ñu waxee ñun leen yéen ci système bi moom am na kuréel am na instrument am na indépendance bu koy tax du day metti nag parce que des fois damay commenter pour lui je le défends man leen affaire bi wax ji mënut a wax ji defar àdduna mënut a nekk wax joo xamante ne bii moom du bëri ay ngënum yi ak wax mais interpellation yi mu def moom mooy que ne tey jii dafa am jamono boo xam ne bu ñu toll boo xam ne islam am na occasion pour wane boppam islam am na occasion pour boppam parce que li mu jàngale woon ci wàllu koom ñu xam ko ci yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam yonent yàlla Isa alayhi salaam xam ko ci yonent yàlla Muhammad même ci Omar ibn Khattab nga xam ne système de retraite moo ko créé système de retraite bi ñuy joxe ay pension de retraite moo ko créé Baytul Maal donc islam am na lu mu war a mën a jàngale ci économie loo xam ne bu ñu ko doxalee woon même am na tubaab yu ne finance islamique bu ñu ko jiitaloon ci àdduna bi kon problème financier du am ci àdduna loolu ay téere yu bëri bind nañ ko kon islam tey jii am na point li ci yokk moom mooy coronavirus bi mooy que ne dafa am jàngale yonent yàlla Muhammad jàngale woon yoo xam ne tey jii ñàkk koo jëfee moo lawal àdduna bi feebar bi boo xoolee feebar bi Chine la amee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon bu feebar amee ci ab dëkk ña fa demagul buñ fa dem ña fa nekk buñ fa jógee tey jii dëkk yi nga xam ne dañoo am seen doole jël ay avion jëli seeni nit boo xoolee Afrique du Sud moo ko fi defoon fa la feebar bu gën a lawee Sénégal gi ñi ko fi indi dañoo jëlee beneen dëkk indi ko fi donc gis nga njàngal yonent yàlla Muhammad ni ko yàlla di jéem a joxe victoire parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu mën a wax musa wax ci àdduna rek yàlla jox na ko ci victoire inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaxfir laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma taaxar gis nga yonent yàlla Muhammad lu mu musa wax yàlla jox ko ci victoire boo xoolee islam an nazafatu min al iman wal wasaqu min ashaytan rajim affaire hygiène yi ñuy wax nii yonent yàlla Muhammad moo ko njëkk a taxawe ci sunna njëkk koo doxal kon je pense que tey jii comme que ñun dañ ñoo ndaroon kepp parce que ñun en Afrique dañu am ñaari faiblesse gis naa Cheikh Omar Diagne di ko wax de manière très pertinente dañu am ñetti faiblesse benn bi mooy ay nit ñu ñuul lañ te nit ku ñuul dafa sonn benn bi mooy ay ndóol lañ te ndóol dafa sonn benn bi mooy ay jullit lañ te jullit dafa sonn je pense que tey jii jot na nag pour que ñu génnee argumentaire bi gaa yi xam tax ne islam jekku na leen islam yey na leen mu am communication buñ doxal boo xamante ne bi buñ ko doxalee dina tax ba li ñu nar si ay ordre mondial ak yooyu ñu xam ne islam force la boo xamante ne bi tranquille boo xamante ne bi buñ ko naree rek dañuy indiwaat yeneen catastrophe ci àdduna bi pour que ñu freiner leen parce que yàlla nag moom àdduna bi je pense que loolu am na solo torop ba nga xamante ne bi ci laa bëggoon a interpeller vraiment Serigne Moustapha Sy mu nekk interpellation xëy na dina ko aborder ci waxtaanam yi pour que ñu xam ne li Seydina Alioune radiyallahu taala anhu taxew woon mooy l'éloquence jéem a fexe ba defar verbe parce que àdduna bi dem na ba nga xamante ne bi communication moo fi dox boo xoolee tey jii ni ñuy yàq deru islam di ko yàq deru jullit ñeeg di ko yàq deru noir yëpp tey jii rek bi ñuy def publicité naan way dañoo war a développer àdduna bi France 24 bi muy wane ay nit ñu ñuul la wane bi ñuy wax affaire famine te pourtant famine am na ay États-Unis ay dëkk yoo xam ne tey jii famine am na fa ña ngay dem di dóorante ci ay magasin mais bi ñuy wane Afrique lañu wane donc communication support je pense que am na xeex bu mu ci xeex Mourchid TV am na xeex yu mu ci xeex ci wàllu communication je pense que tey jii dañoo war a wax ci islam ban communication la war a def pour mën a xeex néewal doole bi ñu ko bëgg a néewal doole ci jamono ñu préparer mission Mahdiou parce que xam naa ne moom xel ne moom bokk na ci mission boobu foofu la ñuy yemale wax ji ñuy wax ne rek lu ci jub rek nañ xam ne barke
doole yàlla la ak barkinti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak leeru xadara bi nga xam ne moom lañ koy waxee lu ci dëng rek sunu jubadi la ak sunu matadi ñu ngi sant bu baax seen ñëw fii sunu si kër gi di encouragé waa daayira bi yëpp encouragé Serigne Moustapha encouragé Sénégal encouragé ñëpp vraiment ci booloo gi parce que Université Ramadan misaal la boroom xam-xam bu ne accepté nañ la fi ku ci ne nangul nan la nga ñu wax fi sa xam-xam mu nekk un tout parce que yàlla ci boppam un tout la c'est un tout suñu Cheikh da daan yàlla c'est l'ensemble de tout ce qui existe je pense que donc le fait que ñu ne jamaatu ñu ne jaamiatu ñu ne Université Ramadan xajal ci ñëpp rek misaal la pour que ñu wan ne ñun ñëpp ñoo war a jóg pour li ñu war a régler ci suñu dund ñu réglé ko kon nag loolu moo nekkoon li ñu war a mën a wax ci islam ak développement durable ñu jeexale ko ci wàllu li xew ci àdduna bi ñuy ñaanal képp ku mu dal ci biir réew mi ak ci àdduna bi yàlla yëkkati la ki mu dalagul nag ñu lay ñaanal mu bañ laa dal waaw wala nga àttan ko waaw yaa xaadiran yaa muridan yaa xaaiman bi nafsihi haza maradun jadidun fakfina min basihi allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون